quartiers périphériques. L'emploi et l'employabilité des jeunes. Les infrastructures routières sont entre autres défis que notre prochain maire ou président du conseil départemental doit relever. nañu xool bu baax kuñ fay tàbb na doon doomu dëkk bi dëkk yi ci dëkk bi tey defar dëkk bi am xam-xam te am expérience avec un très bon programme de développement suñu carte rek publique. ci seen plateau spécial yu am solo yi nga xam ni seen télévision bi di Thiès TV da ciy ànd ak yéen jëm nag ci élection locale yi bëgg nag candidat bu ne ñu mën a jàkkaarloog moom xam ak programme am xam ak bilan bi nga xam ni def na ko avant muy laajaat baatum réew mi wala ilaa muy di ko njëkkee tey nag muy plaisir bu yaatu ñuy dalal monsieur le maire Talla Sylla monsieur le maire maa ngi lay nuyu. fay bu baax a baax di nuyu ñi nga bokkal barabu liggéeyukaay bi di Thiès TV waaye it di jaareele ci yéen nuyoo boo xam ne waa Thiès ko moom waaye ñi ñu seetaan ñépp ko moom. ay ca ñu am mbégte lool kontaan ci wuyusi bi nga ñu wuyusu dañuy faral di wax naan plateau bi ku gëmul waa Thiès doo fi teew ndax kay wax sa bilan ak kay wax sa programme pour nga wax ko li tax politique mu jël ci engagement yombul. kon boo ñu nangulee invitation boobu dañ ci am mbégte bu yaatoo yaatu xam naa fi ñuy tàmbalee rek muy li jëm ci wàllu coalition dañuy gis monsieur le maire Talla Sylla ngeen teg coalition ba pare tuddee ko waa Thiès lan moo tax ngeen tànn slogan boobu jël coalition bi tuddee ko waa Thiès. waaw dafa am cosaan ndax xam nga ni te du yow rek yaa xam sax nit ñi xam nañu ne 2014 ba léegi juróom benn weer yu nekk damay woote audience publique ngir rendre compte waa Thiès ci li nga xam ne moom lañ ma dénk juróom benn weer yi weesu lan laa fi jot a def lan moom laa dajee ak jafe-jafe ci ay jafe-jafe lan laa fas yéenee def ci juróom benn weer yi ñu dëgmal bi ñu koy def di ko def ba fukkeelu yoon bi ak ñeent di 22 mai 2021 pàcc yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi te daje ci audience publique bi sàkku woon ci man ma sampat ndënd présenté wu pour yeggale liggéey bi ñu tàmbali woon keroog laa leen ne nangul naa leen ko waaye fasuma yéene doon candidat wu benn parti politique dong ma ni fasuma yéene it doon candidat wu benn coalition dong ma leen nag nit nag suy taxaw am na fu tànkam tegee te jamono boobu nee naa leen man mi dama bokk ci bennoo comme dama bokk ci bennoo nag ñoom laay njëkk a sàkku seen investiture waaye naruma caa yem képp koo xam ne ci biir Thiès jàpp naa ne man nga amal njariñ Thiès maa ngi lay tàllal sama loxo ci jamono boobu la am ay parti yu nekk ci biir bennoo yu taxawal kuréel bu tudd cadre de concertation des partis alliés parti yooyu ci seen bopp ñoo jóg fésal porter sama candidature ñu dem toll ci fukki parti ak juróom-ñett jamono bi nga xam ne dem nañu ba toll ci maintenant wàllu candidature yi fekk na ñun sori nañu jamono boobu la am lu xew loo xam ne xamal nañu ne maanaam turu bennoo bi couleuru bennoo ak symbole bennoo duñu ko mën a demee élection donte parti yi bennoo ñoom ñi ngi ak man bi loolu amee ñu constaté ni ñi nga xam ne ñoom ñoo jóg di sàkku dem ci élection yi ak turu bennoo ak bopp fas wa ñooñu benn parti la muy waa réew mi
te ñoom ñooy ñi nga xam ne dëkk bi biñ ma ko dénkee ñoom laa wuutu ci mairie bi waaye it jafe-jafe yi ñu dajeel ci mairie bi li ci ëpp it ci ñoom la jógee ndax su fekkee ne juróomi at yi jiitu 2014 jamono boobu ki nekkoon officiellement maire di Idriss Seck ki mu fi bàyyi woon mooy Yankhoba Diattara muy assurer intérimam bi ñuy ñëw fekk nañ ci mairie bi 1,3 milliard bor loolu yéen ñëpp fekk ngeen conseil ñu di ko wax ci teewaayu moom ci boppam Yankhoba Diattara kon mu am kàmb ñu wëlbatiku def dévolution du patrimoine ñu yullee ci sunu loxo marché central marché Moussante marché Grand Thiès gare routière ba tax na amul benn marché bu nekk fii ci biir Thiès boo xam ne la fay génnee ci sunu gafak ak la jëmoon donte nit ñi dinañu lawal ne looloo am mais amul kon kàmb gi ñu la gasal ba pare jël suuf sa nga ko waroon a suule déjà kooku nee na la sa liggéey du yomb. xam naa foofu incha allah ci kanam ci waxtaan bi. daa fu ma jëm dañ ci bëgg. ci coalition bi laa jëm. loola bi mu amee ñu jàpp ne pour ñun ñu mën a liggéeyal waa dëkk bi li ñuy xaar ci ñun dafay am solo ñu lëkkaloo. ak état bi. surtout que article 172 bu code général des collectivités territoriales day wax ne le maire est responsable maanaam moo yore. responsable de la mise en œuvre dans sa ville de la politique de développement économique et social définie par le gouvernement donc li gouvernement bi tënk te bëgg koo jëfee mu jëm ci doomu aadama yi ak ci wàllu koom-koom ak lu mel ci biir dëkk bi maire bi moo yore loolu kon mënuloo waroo ak état bi may lëkkaloo nag ak état bi ngir benn suul kàmb googu ñaar ngir mën a yëkkati lu amal njariñ waa Thiès waa parti boobu ñoo doon dal sama kaw ñoo ma doon yàq lu mel ne xeme te wuyuwuma leen ndax dama gëm ne tontu du forox dama gëm ne weddi du dindi tuuma mais dama gëmit ne yàgg bawul dara te lu yàgg dëgg la kon su lu mel noonu amee ñooñu di jóg ne da nga leen a wor ñoom waaye mosuma ko dégg ci waa Thiès ndax waa Thiès xam ne ñoom laay liggéeyal ma ni man sama diggante ak ñoom waroo moo ci am ndax bokkuñu gis-gis ndax damaa jàpp ne lu mën a nuru intérêt ci man dama koy tege ne jiital intérêt Thiès tax ma lëkkaloog état ñoom ñu dem ba jëmmi jamono ñoom ñi doon bañ ma lëkkaloog état daaw ci weeru novembre 2020 ñu jóg dem ci Macky Sall jébbalu ci moom alors kenn ku ci nekk am liberté wu nag seet loolu na ma koy tuddee lu mu doon xanaa ñooñu kay suñu demee ba jëmmi jamono ñu nangu ne sama gis-gis moo gën a leer seen bos et que yoon wi ma jëloon ba ñu waroo ci ak man maa am dëgg xanaa kay li jaadu woon buñ ko nangu mooy suñu waree jëm ci élection ñu bañ a xëccoog man dëkk bi mais non seulement ñu nga xëccoog man dëkk bi mais ñi nga xëccoog man turu coalition bi nga xam ne man ci laa bokkoon waaye nag comme man xëccoowuma ay mbubb xëccoowuma ay étiquette ma bàyyi leen ak étiquette boobu comme waa Thiès laa doon liggéeyal ma jóg ak ñi ma àndal ñu jóg tudd waa Thiès. kon loolu moo indi baatu waa Thiès ndax tamit dañ ci seetlu comme ni nga ko waxee rek mën nañ ci lim ay parti yu bare bari yoo xam ni dañ leen xamoon ñu nekk ci Benno Bokk Yaakaar bi ñëpp ñëw ànd ak monsieur le maire Talla Sylla ak coalition bu muy lu am solo waaye ku ne xam na ni ci wàllu politique yaa ngi koy signalé léegi ku ne xam na ni bi ngay jëlee maire bi ci coalition ngeen ci ànd ak président Idriss Seck quelque temps yàggul dara donc ci nga dem ànd ak ki nga xam ni mooy président Macky Sall mu xawoon compliqué parce que lu baree bari nag image yi dañu ko wan gisoon nañu galgal yi bu ñu waree voté budget mu xaw a compliqué donc mais nag d'après loolu lépp aussi bëgguma nag mu nekk benn affaire rek booy teg pour daal ci sukkandiku tey bu ñu doon wax ci wàllu éducation monsieur le maire Talla Sylla est-ce que am na lu mu ci jëf loo xam ne waa Thiès mën nañuy tëg bët.
waaw xam nga da ngay xam d'abord ne ci wàllu compétence. boo jëlee école yu ndaw yi. mairie communes yi ñoo leen yore. soo jëlee collège ak lycée. conseil départemental moo leen yore xam nga kon mënoon naa ci faste sama loxo. te 2016 ginnaaw bi IGE defee liggéeyam fii ci Thiès doon càmbar gestion wu ñi ma fi jiitu ak lenn ci suñu bos mais li ëpp ci ñi ma fi jiitu ci biir rapport boobu la ñu ca concerné wax nañ ñu ci benn recommandation ni at bu njëkk bi 20 millions yi ñu jël jëndal ci écoles yi ak daara yi ay fournitures scolaires ñun amuñu sañ-sañu def ko ndax du suñu compétence donc kon xam nga mu am lu ñu tere waaye ñëpp xam nañu ne mësuñu cee génne suñu loxo mais suñu loxo foofu mënul doon lu dul ci wàllu jàppale te tey boo laajoon inspecteur d'académie nga laaj inspecteur de l'éducation et de la formation bu Thiès ville dina la xamal ni ville de Thiès nag sans que mu nekk compétence am dafa mas a nekk seen wet taxawu leen ci jamono bu mu mas a doon man aussi may jóg lancer concept kaay Thiès kooku avant même festival di invité ay ambassadeurs ñu ñëw fii ci biir Thiès ku fi ñëw nag visiter loo noonu la école jàppaloo la ca école ba ambassadeurs yu bari def nañ ko ngir buñ ñu nee du suñu compétence bu ñu jëlee alalu maire def ko ca ñu mën a daal suñu kaw waaye ku xool it di nga gis ne ci bitim réew ñi nga xam ne lëkkaloon nañu ak ñoom comme ville Cergy comme ville Solingen en Allemagne comme ville de Caen benn bu ci nekk fexe nañu ba léeg-léeg nga dugg ci dëkk bi jàpp ci ab école tey boo demee Mamadou Diaw ex Château d'eau loolu am na fa nga ñëw école Sëñ Ablaye Yaqin loolu am na fa mais également dans le cadre de Promoville muy programme de modernisation des villes xam nga du rek defar tali tali bi fa mu jaar bu fekkee ne am na école bu fa nekkoon bu ñu war a mën a yeesal dañu koy def kon yooye bokk na ci yoo xam ne def nañ ko fa mu jariñ éducation bi mais ñëpp xam nañ aussi bi Covid bi duggee li nga xam ne jàppale nañ ci inspection muy bu académie muy bu IEF bu ville Thiès ville ba ci bi ñu waree ubbi waat école yi la ñu leen jàppalee ci masque ak la ñu leen jàppalee ci ay produits yoo xamante ni na mën a permettre ñu man di raxasu ak la ñu jàppalee ci investissement bu ñu def bu am solo jox ko waa service d'hygiène ñoom ñu ni lii mën nañ koo téye lu jege fukki at ngir ñooñu war a mën a war école yëpp désinfecté leen loolu def nañ ko mais suñu waxee éducation faaw ñu tudd ci daara yi te daara yi fii ci Thiès dañoo taxaw seen wet nag taxaw seen wet ci côté yépp nag rawatina bi ñu duggee ci Covid bi ñenn jóg bëgg a tas daara yi nen dañuy delloo taalibe yi ñu taxaw seen wet def waañu daara di dundal fukki junni ak juróomi junni ak juróom-benni téeméer ak juróom fukki taalibe par jour pendant 99 jours. muy téeméeri fan yu manqué benn. loolu yépp def nañ ko fi mu doon lu jariñ éducation ba sëriñu daaray Thiès yi daje wàcceel ñu kaamil ba pare ne ma gàll nañ sama ndoddu turu baayu daara yi ba li ñuy tuddee ubbite campagne ci le 8 bii passé bi muy am sëriñu daara yooyu ñoo dajewaat wàcce juróom-ñaari kaamil ngir jàmm bi am mais def ko it ngir gërëm ci taxawaay bi ñu am kon éducation moom
am nañ muy ci lu am taxawaay. solo muy réalisation yu jëm ci wàllu éducation ñu gis tamit xam naa ni ba ñu jógee foofu ji dañ ñëw ci wàllu santé am nañ sax ay information que am na inauguration bu ñu doon waaj fan yi ci benn centre boo xam ne def ngeen ko jëm ko wàllu santé waaye avant centre bi est-ce que tamit am na ay réalisation bien vrai que nag pour mu leer parce que nag tey question yi gën a concerné communes yi ak maire ville dafay wute même bien vrai que bu fekkee aussi ci 9 compétences yi ni ñu ko waxee ou bien 14 parfois yi ñuy wax que yi ci ëpp nag ci yenn moyens yi dugg du boo xam ni dafay nekk aussi budget boo xam ne ci maire la nekk parfois aussi ay partenaires ñoo ci accompagner mais juste rek pour askan mi nag réellement xam comme da ngay laajaat ville bu Thiès ñu xam ni au moins ak say partenaires am na ci ay réalisations yoo xam ni mën nañ cee teg bët ñu bëgg a xam te est-ce que ci wàllu santé jim ngeen ci dara. waaw xam nga tey jii boo jëlee santé bi bu dee poste de santé yi communes yi ñoo leen yore mais bëri na poste de santé yu nekk fii ci dëkk bi yoo xam ne ñun ñuy jàppale nañ leen bis toog naa mairie ñu ñëw xamal ma ni am na poste de santé boo xam ne seen facture courant dañoo am jafe-jafe fay ko ba ñu couper leen. ce qui était un problème ndax nag loolu moom lu ñu war a bàyyi xel la te mu doon foo xam ne ay xale dañ fay juddoo walla ñu judd fa toll ci diggante boo xam ne dañoo soxla courant ngir ñu mën leen a taxaw loola ñi may dégg ñu ngi fi ka indi woon waa poste de santé boobu conseiller wu ville de Thiès la te réew mi la bokk ndax yaakaaram si ñun la jëmoon mu tëb meeram ñëw ci ànd ak ñooñu ñëw ci ñun buñ ñëwee ñu saafara ko ci li ma la tuddee woon léegi ci kaay Thiès bëri na ambassadeurs yu fi ñëw ñu yóbbu leen ci poste de santé ñu def fa dara ba ci ambassadeur par exemple Palestine poste de santé bële nekk Medina Fall ñu koy tuddee bu sëñ Mortala Fall ànd naag ambassadeur u Palestine mu ñëw fa jàppale leen ci wàllu koppar mais indi fa aussi du matériel xam nga loolu maanaam jóguñu rek ne du suñu compétence duñ ci jàpp man luy concerné Thiès yi rek ça me concerne loolu laa noonu laa ko gisee alors maintenant au-delà de loolu le maire de la ville de Thiès moo yore cëru président conseil d'administration hôpital régional kon ci wàllu xalaat ci lépp loo xam ne mën na dimbale pour moderniser hôpital régional de Thiès ndax position bi mu occupé nga xam ne Thiès Carrefour la ba pare mu nekk benn zone très accidentogène jaadu woon na man ma accompagner modernisation hôpital bi ba ñu jël initiative yoo xam ne defe naa ni balaa yàgg di nga gis ci service yi nga xam ñooy toppatoo wàllu urgence ay vraiment yeesal yu ca am yoo xam ne ba ci hôtellerie bi tamit fi nit ñi fi ñu leen di dalal ci biir hôpital bi yoo xam ne ñun conseil d'administration bi autorisé nañu direction hôpital bi ñu mën a def ay jéego jëm ca yooyu ngir yenn yi nga xam moom lay nit ñi doon jooytu ci biir hôpital bi ñu mën leen a saafara yemul ci loolu xam ngeen ne at mu jot depuis ñeenti at dama am benn accord boo xam ne dama ko am ak waa République tchèque muy programme bu tudd MEDEVAC at mu jot ñaari yoon ci at ma dina am ay mission médecin tchèque yuy ñëw fii ci Thiès ci domaine traumatologie domaine ORL ak domaine gynécologie bi gën a yitteel jigéen ñi ñu ñëw opérer fi ay nit ci opération yu diis te kenn du fay ñaari dërëm ay centaines de Thiessois bénéficier nañ ci programme boobu at mu jot nag ñaari yoon alors loola lu ñu indi la nga xam ne génnewul ci gafaka ville mais ci suñu ay pexe ak suñu ay relation lañ ko doxee ba mu nekk te mi ngi wéy ñooñu it suñu dikkee ñoom li ñuy utiliser ci hôpital bi ñoom ci boppam dañuy fay hôpital bi di ciy jëlee koppar mais yemul ci loolu dañuy indi matériel bu mucc ayib bàyyil ko waa hôpital bi loolu lu ñu def la di ko jàppale wàllu santé bi yemuñu ci loolu bi ñuy élire juillet la woon mois de juillet 2014 ñu jàpp ne li jaadu mooy
ba ñu yeggee ci juillet 2015 au lieu ñuy jóg di def anniversaire comme ni ko ñenn ñi defee puukare wala dara. ñu ni nañu delloowaat askan wi lim moom mooy dañuy organiser journée médicale de Thiès muy les JMT. mësuñu manqué benn at ba ci Covid bi journée médicale de Thiès yooyu at bu jot ci ndimbalu partenaires yi Thiès am et à titre principal la fondation Sonatel. loola dañ koy def di ci consulter gratuitement ay junniy Thiessois di ci faj gratuitement ay junniy Thiessois di ci séddale ay garab gratuitement ay junniy Thiessois loolu def nañ ko ci diir bi ñu fi nekk yépp mësul am benn at boo xam ne tëbal nañ ko. leneen li ci des nag bu ñu waxee wàllu Covid bi tamit mënuñu bañ a wax taxawaay bi nga xam ne pour santé nit ñi. def nañ ko parce que bu ñuy def waañu daara loolu lañ ci jublu. ndax dañoo wax ne feebar bi dafay jaare ci nit dem ci nit ñu ni na ñëpp toog buñ nee na ñëpp toog kiy jàngi école jóge këram di jàngi école mën na toog ki nga xam ne da doon jóge këram di jàngi daara mën na toog ki nga xam ne ci internat la nekk day toog mais ki nga xam ne dafa bokk ci daaray cosaan daaray yalwaan nga xam ne waxtu xewlu bu jotee day daan génn dem dugg ci ay kër yalwaan xewlu delluwaat mais kooka su fekkee nee nga ko toogal problème am maintenant su fekkee bàyyee nga ko mu génn di dugg kër génn kër dem beneen kër dem service génn fa dem marché dem feneen feebar mën na koo dugg law ci ñu bëri et moment boobu moom la ñu jël initiative waañu daara ci même moment bi aussi laa lijjanti ñaari ambulance jël teg ko ci loxo district sanitaire ci période Covid bi ñu ciy liggéey ndax boobu dañoo amoon initiative def SAMU municipal jamono boobu SAMU municipal bi ñu bëggoon def mbas mi ñëw songuñu ñu xam ne li gënoon a jàmp mooy ñu dooleel district sanitaire bu ko defee district sanitaire mën a jariñoo ñaari ambulance yooyu dolli ko ci li mu yoroon ngir mën a def liggéey bi maintenant nag c'est l'occasion de dire que su fekkee ne ñoom urgence ba ci ñoom demeetul noonu sapeur pompier yi aussi ñi ngi fëgg ci ñun di wax ne soxla nañu ambulance yi. muy lu am solo ci wàllu santé xam naa duñu fa génn parce que parenthèse boo ubbiwaale ci Covid 19 bi. walla ñu ñëw ci yeneen pàcc yi. ndax tamit dafa am seetlu boo xam ne am nañ ko muy bi Covid 19 bi ñëwee ñu gis monsieur le maire Talla Sylla dem ba ñu ci bare affaire bi jaaxal leen. ndax ñi ci ëpp dañu génnoon dem bitim réew ñenn ñi aussi nekk seeni activité toog seeni kër mais yow ñu gis tamit nga nekk ci biir mairie bi bëgg fa dëkk def ko sa kër ba événement yu bare ba ci tabaski lan moo tax nga choisir tabaskee foofu te beneen bi tamit ci wàllu gestion Covid bi ñu gis tamit benn stratégie boo ci teg gis nañ tamit contrôle beeg yëpp donc préfet amoon ci responsabilité lan moo tax nga bëgg mbiri leeree foofu. aywa léegi xam nga jamono boobu. ñëpp dañu war a bàyyi xel ne mairie hôtel de ville la tudd te am na lu tax mu tudd hôtel de ville crise bu mag su amee ci am réew président palais mooy barab ba officier yu mag yi état major mooy seen barab mais maire hôtel de ville mooy barabam ngir moment boobu mënatul xalaat njabootu boppam bi mu bokkal deret ndax boobaa maire askan wi ñooy njabootam mu war leen mën a yemale ci wàllu woowu ci wàllu taxaw ma jóg gàddaay kër dem nekk biir maire yi ngir nekk disposition wu ñëpp def nañ ko nag ay weer jamono bi ñu nekkee foofu yombalal nañu lu bari ci wàllu taxawaay ndax dafa am lu mu laajoon su ngeen fàttali ko jamono bi nga xam ne ñi ngi doog a def état d'urgence bu njëkk ba dañu génne ay autorisation yooyu bi ñu ko defee man biñ ma joxee jox secrétaire général u ville de Thiès damaa jël ñaari autorisation yi delloo leen préfet ngir bii du état d'urgence boo xam ne dañ ne dafa am crise politique ñu ni soxla nañu yenn kilifa yi di dox pour saafara mbir yi bi dañ ne mbiru wér-gu-yaram la kon ku liggéeyul ci wàllu woowu te liggéeyoo ci wàllu kaaraange bu amul urgence dëgg bu ñu mën a firndeel amuloo looy def ci biti
ma ne su ma bëggee man sama askan nangu loolu dama ko war a njëkke ci sama bopp. Man boutique ubbiwul restaurant ubbiwul station service ubbiwul lan lay def ci biti lan lay def ci biti alors man maa bind bataaxal yónnee ko président de la république ne ko gis nga autorisation yii ñuy def ci gouvernance yeeg préfecture yi mu ne ma ne ko mooy tas feebar bi ci biir Sénégal jamono boobu proportion yi mu tolloon mënoon nañ ko contrôler mais bi ñu tàmbalee loolu te nga xam ni ñuy doxee ñun ci suñu réew tey bu si la amee autorisation moom mooy jógal boppam jël oto di jële ay nit di leen yóbbu ensuite foo xamante ne amu fa farata dina fa dem ngir won leen ni man bokkuma ak yéen am naa cër bu ngeen amul dégg nga alors yooyu dafa bëri ci Sénégal te loolu moo tas feebar bi ci biir Sénégal ba indil ñu giraawaale yu metti alors loola nag taxawaay boobu ñun dañ ko amoon fii ngir dañoo jàpp ne loolu mooy suñu wàll beneen bi ci topp xam ngeen ko man fii télévision bi ci loolu laa fi mujje ba ma fii mu ñëw ci sensibiliser nit ñi laa fi ñëwee woon boobu laa fi gëjoon ba tey ji jamono boobu maa jëloon initiative ñuy def bis bu ne lundi en tout cas ba ñu yegg vendredi 11h ba midi ñuy def émission synchronisée ci rajo wu Thiès yi yépp pour sensibiliser nit ñi ci wàllu feebar bi puisque pandémie di mbas nuróowul ak Malick Diakhaté mu feebar xam nga Malick Diakhaté mu feebar docteur kese moo koy faj waaye mbas bu duggee société bi moo feebar du rek feebar bu dal benn nit kon li koy saafara du ay piqûre ki doom kese comportement doxalin information yëg-yëg bàyyante xel daf ciy def dara te ci biir cadre sensibilisation yooyu ñun fexe nañu ba expliquer nit ñi ne na ko tubaab yi di defee ak ñun niñ ko war a defee du benn xam nga tubaab yi dañuy jóg ne la toogal sa kër ndax ñoom bopp sa bopp la ñuy dund ndax ñoom kenn ñu ci bëri ku nekk sa yoon ci keneen mais est-ce que ñun suñu dëkk suñu jógee mënaan la toogal sa kër nga naan ma toogal sa kër est-ce que ñun beneen feebar du ñu dugg boo xam ne maanaam la mu nar a yàq du gën a garaaw corona kon ñun dafa am nu ñu war a doxalee pour préserver société bi ñu am mooy société boo xam ne du comme ñële di wax l'enfer c'est les autres chez nous sans les autres c'est l'enfer. D'accord loolu. alors loola laa wax ni bu ma na la naree wax toogal sa kër dama naan toog naa sama kër. kon foofu moom franchement Thiès waa yëpp dañ ci apprécier monsieur le maire Talla Sylla même ñi nekk aussi ci presse bi ba tuddee la Baye Fallu Thiès boobu nag ci la gën a siiwee ndax liggéey bu am solo bi nga ci liggéey ci côté communication ak sensibilisation bu am solo boobu ndax santé nag mënuñoo tëb te duñ ci dugg bu ñu jógee foofu tamit ku ne xam na ni ci compétence bien vrai nag dañ koy xaar mais ci wàllu sport est-ce que maire de la ville de Thiès am na lu mu ci liggéey. waaw defe naa ni bi ñu tàmbalee 2014 ak léegi defe naa ne sportu Thiès yëg nañ seen bopp ci at mu njëkk ma dafa fekkoon budget bi ñu doon doxal ba weeru septembre dafa doonoon budget wu acte 2 bu décentralisation muy ancienne ville bi budget ba mu voté woon ñun moom lañ fi fekk war ko doxal te jamono boobu ville de Thiès da doon jox ASC yi subvention mais ci acte 3 bi ville de Thiès amul pour joxe subvention à des ASC communes yi ñoo amoon lool lii nga xam ne moom la ville am mooy participation à l'organisation des compétitions sportives te ci wàllu woowu ñépp gis nañu ne doon nañ fi organiser at mu jot coupe du maire at mi ñu génn laa ni man duma ko organiser parce que jamono boobu moo tombé woon ak biir delta bi duggee amoon naa ci sax ay
werante ak ñi yore loolu je le dis je ne prendrai pas l'initiative d'organiser coupe du maire ci jamono bii nga xamante ni wax nañu ne delta bi dafa dugg te jamono boobu du comme tey jii am na neneen nu mu demee woon parce que nag li ma war aussi mooy jël initiative yuy sàmm askan wi mais su dul loolu lu jëm ci l'organisation des compétitions sportives dañ ciy taxaw jëm ci aussi ci saa yu ñu masee man jàppale ci moyens yi ñu am te mu néew ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu club civil dañ koy def alors mais xam nga ni stade Lat Dior d'abord lu ci bëri dafa yàq woon ñu topp ci gouvernement bi ba man ak premier ministre Boun Abdallah Dionne ñun ñoo ànd lancé woon les travaux de réhabilitation du stade Lat Dior jour boobu yeneen institutions yi fi nekk ba ci conseil départemental dañoo boycotté archives yaa ngi fi génne leen ko keroog dañu boycotté waaye lu sotti am borom ñu réhabilité stade bi gouvernement bi def ci lu bëri ba mu nekk moo tax bi Sénégal jaaxlee fan la ñuy yëngatoo fan la équipe nationale di recevoir la Thiès taxaw kaay Thiès baa ngi doon dox xam nga kon te saa yu équipe nationale waree masa soxla stade Lat Dior man maay yebal les services techniques de la ville ñu defaraat ko setal ko bouche d'incendie ba fa nekk ñun ñoo ko fa def ville de Thiès alors kon loolu lu leer la leneen li ci topp mooy stade Maniang Soumaré nga xam ne mooy stade municipal bi nekk vraiment stade du Thiès nekk ci digg Thiès depuis ñaata at ak ñaata décennie génération yi fii jaar bëgg ñu def fi pelouse bëgg mu am beneen tribune te amul woon nag bi may doog a ñëw laa amoon xalaatu ñu def fi pelouse synthétique moment bi ñu koy bëgg a jëfee ba doon waxtaan ak ñu ko war a mën a def ci la benn Thiessois vraiment am yéene defal Thiès pelouse naturelle ñu bëri mu indi coow bu bëri man ma autorisé ko mu def ko muy El Malick Seck que je remercie coow lu nekk nag am na ci mais jamono boobu su ma ko bàyyiwul mu def ki ñëw di dafay may dëkkam bàyyiwoo ko mu def nga bëgg a jël ressource dëkk bi ne da nga ciy def dañ lay attaqué booba ñoom Racine Kane ancien stoppeur bu équipe nationale du Sénégal ñu ngi doon waxtaan ak moom ba sori lool alors mais xam nga pelouse bi def na ko mais yàggul mu yàqu puisque problème mu entretien dañ ko am tey ji stade Lat Dior bi bu ko état bi yorewul woon ba léegi yàqu na alors kon loola moo indi ñun ñu jóg déjà grille yi nekkoon foofu ak vestiaires yi ville de Thiès moo ko defaraatoon boo xoolee grille yi wër terrain bi yépp ville de Thiès moo ko defar ñu wëlbatiku dem lëkkaloo ak fédération sénégalaise de football dem ci FIFA mu am ay fonds FIFA forward yoo xam ne signé naa këyit ya ca war te ku la ci wax leneen wax na la lu amul loolu maa ànd ak président Augustin Senghor ak équipe am ñu wax ma fi ñu war a jaar ma jaar fa ba waa FIFA approuvé ñu ñëw defar pelouse bi ñu defaree pelouse bi fédération sénégalaise de football ñoom ci seen bopp engagé wu jàppale ma ci ñu am beneen tribune tey ji nga xam ne stade bi changé na xar kanam mais loolu dañ ko def pour waa Thiès li lay woon dañ ko def pour waa Thiès mooy ba ñu demee ba nga xam ne nit ñi commencé nañ koo jariñoo léegi sama tànk tegeegul fekkeeguma fa match man nga parce que du pour man c'est pour waa Thiès donc muy côté boobu muy côté yeneen discipline yi nga xam ne tey boo jógee dugg ci arts martiaux yi boo leen laajee ñoom danañ la xamal ban taxawaay la ñu mas a am ci seen wet ba yàggul dara vraiment ñiy yëngu ci arts martiaux Thiès yépp dañoo ñëw lëkkaloog ñun ñu defandoo ensemble benn randonnée jóge fa ñoom ñu def ay démonstration
ñu jagleel ñu ko parce que comme yàlla dogal bi may jàng lycée man sama bopp dama daan yëngu ci loolu yàlla boole na ma ak ñu mel noonu tey jii ki nga xamante ni mooy Assane Gadiaga nekk sama chef de cabinet moom si boppam ci maître yu mag yi ci la bokk. Pape Sala Dior mi nga xamante ni dafa nekk seen kilifa noonu amoon na fi jamono aussi équipe nationale ñoom bi yëngatu ci loolu war fii ñëw fii Thiès ministère bi réaction mu xaw a yeex ñu nar a dellu mu nar a am ay jafe-jafe dañ doon accueillir ñuy jóge feneen booba ville de Thiès moo taxaw ci seen wet donc vraiment ci wàllu yu bëri ci wàllu sport. nous avons été là liggéey ci lu am solo ci sport malgré jafe-jafe yi. am na ñuy toppaale émission bi dafa mel ni tamit ñii dañuy bàyyi xel bu baax monsieur le maire Talla Sylla am na ku naan ma ci wàllu santé am na nag loo leen fàtte ndax gis nañ ñi monsieur le maire dafa am nag lu mu beral mag ñi. waaw xam nga loolu da nga koo njëkk a tudd moo tax sax. parce ndax dama ànd ak fondation Sonatel ñu tabax li ñu tuddee centre régional de gériatrie muy hôpitalu mag ñi. hôpitalu mag ñi tey jii boo jógee Stade Lat Dior di dem mel ne ku jëm autoroute juste balaa ngay egg ci antenne bi hôpitalu mag ñi mi ngi foofu li ci des mooy inauguration nga xam ne li ci des ci ministère de la santé la dese ndax nag personnel bi ñoom ñoo koy toppatoo waxtaan nañu boobaak léegi nii ñi ngi tenir ay réunion yoo xam ne directeur de cabinet bu ministre de la santé ministère de la santé moom ci boppam moom mooy jiite réunion yooyu ñu waxtaan ba tënk statut kuréel bi hôpital bi tënk nañu bu waxtaan ba déggoo ci yépp fondation Sonatel def la mu waroon def lépp ville de Thiès tamit taxaw ci seen wet noonu ñun bind nañu ba xamal leen ne suñu bëgg-bëgg mooy hôpital bi ci boppam ñu tuddee ko doyen Souleymane Kanté mi nga xam ne bokk na ci ñi mag ci Thiès ba pare nag yàggoon nekk ak Thierno Seydou Nourou Tall mais nekkoon planton Senghor mais depuis ba mu ko nekkee ba léegi mu nekk président wu délégué de quartier wu Thiès yi loolu proposé nañ ko à la fois ministère de la santé ak fondation Sonatel te ñu ngi ciy am yaakaar. ba tamit ñuy dégg ci wàllu éducation foog ñu dellu ca am na tamit foo xam ne dañ koo jël daa ko jagle pour xale yi. waaw xam nga foofu yemul rek ci éducation laal na social bi aussi. te jegente na ak kër mag ñi hôpitalu mag ñi am nañu kër xale yi kër xale yi initiative bi mi ngi juddoo ci xale yi ne ci mbedd mi waxuma taalibe de xale yi ne ci mbedd mi laa wax di fanaan ci mbedd mi dëkk ci mbedd mi bu ñii di tëdd ay plafond tiim leen ñu sangu nekk ci tàngoor lu nugg ñoom asamaane leen tiim ñu ngi tëdd ci suuf te sangu wuñu ñooñu lay wax phénomène boobu soo ko bëggee régler doo jël xale yóbbu police wala yóbbu prison c'est des enfants faaw nga wut foo leen yóbbu ñu wut kër xale yi ngir su ñu leen indee mu am première équipe bu leen dalal teeru leen dalal leen saytu seen wér-gu-yaram ndax ku yàgg ci mbedd mi dara dalal la fa ñaareelu équipe boo xam ne rôle am mooy saytu pour xam xale yii fan lañ jógee est-ce que Sénégal lañ jógee bu dee Sénégal lañ jógee est-ce que Thiès lañ jógee bu dee Thiès lañ jógee est-ce que seen waajur ñi ngi dund est-ce que du dañoo amoon ay jafe-jafe ci wàllu koom-koom moo waral ñu jalax leen sànni leen kon boo leen delloowee te lijjantiwoo problème koom-koom boobu dañ leen di jalaxaat kon ñu war a am ay partenaires yoo xam ne bu ñu demee ba identifier seen famille wala identifier wuñu seen famille ñu seet ñu leen jege wala gis ñu leen jege ñu seet benn famille d'accueil boo xam ne sur le plan socioculturel jege nañu fi ñu jógee ñooña ñu wut partenaires yi jàppale leen ba nga xam ne jafe-jafe dundal leen du am bu ko defee xale yi di xëy di dem di defi formation ci kër xale yi
ba pare mu am fa ay atelier yoo xam ne day àggale formation bi ngir ñu mënal seen bopp dara. voilà loolu def nañ ko foofu muy kër xale yi. d'accord muy aussi fi nga xam ne moom mooy kër xale yi waaye bu ñu jógee foofu tamit dañuy ñëw fu am solo ndax nag fii moom day domaine boo xam ne daf la concerne trop fii nag mook Promoville ñu gis nag ay gox-goxaan yu bari ci dëkk bi amoon nañ problème tali mais ñi ci ëpp aussi ñu ngi naan projet état la ñu bëgg a xam aussi projet boobu nan la demee woon. waaw xam nga dama li ma njëkkee bi ñuy waxtaan dama ni la le maire est responsable de la mise en œuvre dans sa ville de la politique de développement économique et social définie par le gouvernement. kon projet état la wax bu yàqu la maire yi ci état bi la bokk amul lu benn maire yi mas a def fii ci biir Thiès mu am solo te état amu ci cër. ndax maire yi ci boppam état day yëkkati ay koppar di leen ko jox lii nekk fonds de concours te pour investissement la lii nekk ay fonds de dotation de la décentralisation ñu koy jariñoo ci compétences transférées yi loolu ci état bi lay jóge te ñu ngi koy def ba pare di ko tudd ci li ñuy liggéey loolu lenn la leneen li ci topp mooy Senghor jamono bi muy nekk maire 56 ba 60 tubaab ya fi newoon déggoog ñoom moo ko may mu def fi dara ba mu fi jógee Ousmane Ngom moo ko wuutu lu fi Ousmane Ngom def dañ koo jàppale ñun bi ñu nekkee xale daan nañu dégg ñu naan lii fi nekk yëpp Ousmane Ngom ko fi def mais ba mu jotee ak Ousmane Ngom 65 délégation spéciale lañ teg bi ñu jógee ci loolu Doudou Wagué ñu koy wax Amadou Wagué moom moo ko wuutu ay weer la fi def yàggu fi biñ ci jógee Pape Ali Ndaw ci ñëw bi mu fi jógee Moustapha Ndiaye ñëw ñooñu ñëpp dañoo lëkkaloo woon ak état bi am na nag ñu fi jaar ñoo xam ne du ñu woon maire dañ leen doon woowee maire mais président conseil la woon président conseil municipal wala administrateur même Jean Collin noonu am na fi ñoo xam ne jaar nañ fi délégation spéciale la ñu yoroon yaa ngi dégg alors ba bi fi Moustapha Ndiaye jógee en 2002 Idriss Seck ñëw jamono boobu moom moo nekkoon d'abord ministre d'État directeur de cabinet du président de la République jamono boobu ci la promenade des Thiessois am promenade des Thiessois mooy bi ñu tojee dafa toj poste toj dispensaire bi fa newoon toj école bi fa newoon ak jële fa terrain bi fa newoon indi promenade des Thiessois mais loolu pour mu def ko it mi ngi woon ak état bi mais nit ñi dañ ne moo ko def parce que moom moo fi nekk biñ fi jógee état bi jamono boobu président Wade dafa nekk jël initiative ne ci cadre fête nationale dañuy def léegi dëkk bu aayee ñu def loo xam dañuy dajale ay investissement mu tuddoon ay GRAP nga xam ne ndem si yàlla si Thiaw Cissé Doucouré bi nekkoon collectivité territoriale yàlla na ko yàlla yërëm moom moo amoon xalaat bi Thiès aaye woon ko en 2004 mu doonoon yu bëri yoo xam ne tàmbali woon nañ ko ñu tuddale woon leen les chantiers de Thiès yenn yi nekk ci comme voie de contournement nord bii mais am na yenn yoo xam ne tàmbali nañ leen àgguñu tey jii boo demee manufacture sénégalaise des arts décoratifs de Thiès lañ fa doon def booba la taxaw bëri na loo xam ne ci wàllu dëkk bi ci domaine yu bëri assainissement yu bëri ca la taxawee ba indi sax ay jafe-jafe ci dëkk bi ni mu nekkee ba di ñu jural inondation yu bëri mais loolu li mu lay prouver mooy lan pourtant bi Idriss Seck jotee ak Ablaye Wade moo ko ne woon nekk maire dafa tax mu àggalee liggéey boobu état moo ci jàppoon pourtant tey jii ku lay wax def na fi dara loolu la lay tuddal te kenn bañalu ko tamit man mii sama bopp nga xam maa daan xëccoog moom dëkk bi
2002 d'abord 2009 après mësu ñu maa laaj ci jamono yooyu. ci bilan am te jëluma lu baax li ma ci xam ma waxal ko parce que man loolu laa gëm. nous sommes des Thiessois. wëral ci diggante 2002 ba jamono bi may nekk maire ndax mas nga di nga mas a liir wala nga génne fenn foo xamante ni jamono boobu ci bilan am ci wàllu lu rafet loolu fi amoon wax naa ci leneen lu dul lu baax li ma ci xam. parce que dama jàppoon ni suñu yëf la. kon tey jii su fekkee dugg si nañu Thiès. ma gis ne pour ñu am dara dañuy lëkkaloo ak état bi li ma njëkk a def ci wàllu woowu mooy fexe ba ñu liggéey plan de développement de la ville de Thiès. plan de développement de la ville de Thiès ki nga xam moom lañu jiitaloon muy directeur u ARD di Chérif Diagne mi nga xam ne moom la Oumar Faye mi docteur Oumar Faye wuutu Chérif Diagne moom mu jiite une équipe ñu dajale ci ay kàngam ci mairie bi ci kàngam yooyu góor gi Ablaye Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm moom ci la bokkoon am ñeneen ñu nga xam ne ñi ngi woon ci biir di représenter la ville mais les services déconcentrés de l'État état bi da leen a jox ndigal ñu ñëw ànd ak ñun ci liggéey boobu université de Thiès dugg ci école polytechnique dugg ci kuréel yi nekk ci dëkk bi dugg ci communes yi ci boppam dugg ci ñu liggéey ba am 75 projets ci biir 75 projets yooyu muy programme d'investissement prioritaire bi ñu ko waree présenter dañ ko njëkk ca mouture bu njëkk bi woote ci 2017 février ci teewaayu président Djibo Leyti Ka yàlla na ko yàlla yërëm moo ñëw teewe ko ci auditorium mu Thiès ñu génne ko ay xalaat génn ci ñu dem liggéeyaat ko 1 an bu tegal maintenant le 5 mai 2018 ci teewaayu premier ministre Boun Abdallah Dionne mi nga xam ne président de la République moo ko yabal mu ñëw déjà kon nga xam ne lëkkaloog état bi am na njëriñ keroog bi mu dikkee ñépp ñi nga xam ne dañoo nekk ay cadre te bootu ci ginnaaw président de la République daf la ànd ak ñoom bi mu ñëwee ne président moo ma yebal ne ma jëlal cadre Thiès yi nga ànd ak ñoom boo demee nga encouragel ma Talla Sylla nga ne ko maa ngi woote Sénégal émergent moom mi ngi woote émergence su Thiès nga xamal ko ne ko yii nga xam ne def na ko ci plan bi fas naa yéene ñu jàppale ko ci ngir Thiès am dara fàttali ne keroog la fàttali ne moom ci boppam ne Talla Sylla moo ñëw wax ak sama conseiller wax ko lëndëm bi am ci dëkk bi surtout voie de contournement nord ndax boobu yéen ñëpp xam ngeen ni lampe fa nekkoon yëpp lañ daaneel mu ni comme damaa am kilifa ma dem sama kilifa mu ne ma demal nga dalal xelu Talla ne ko li ñuy jënd ci lampadaire solaire war ko def ci Sénégal dinañ ci équiper Thiès effectivement ñu bind ma xamal ma ni 3000 lampadaires war nañoo ñëw Thiès mais samay équipe ñoo ànd ak waa ANER ak waa Fonroche wër dëkk bi seet fan lañ ko gën a soxlawee soo gisee mu am gox yu amagul c'est parce que 3000 yëpp dañoo ñëwul ca jamono boobu 1800 moo ñëw loolaa waral ñu revoir dispatching bi ba mu am gox yu amul mais tey jii 2000 implanté nañ leen di xaar 1000 ya ca des Promoville bi ci cadre boobu la ñëwee d'accord aussi 16 kilomètres 5 lañ ñu promettroon aujourd'hui 11 kilomètres 5 dugg foofu la ñuy ñëw parce que dañ ko waxee rek xam nga bilan monsieur le maire Talla Sylla la am na ñoo xam ne foog ñu leen koy benn la ñuy gën di comprendre léegi rek maa ngi gis ku dëkk Cité Lamy di ma yónnee benn message ni ñoom c'est grâce à Talla Sylla moo tax Cité Lamy donc xanaa loolu Maodo Malick Mbaye la non pas Maodo Malick Mbaye kii aussi bu di Maodo Malick Mbaye waaw non parce que dama ko dégg mu leeral loolu waaw non kii fa la dëgg Cité Lamy la dëgg waaw non parce que xam nga nit bu amee honnêteté non dafa baax rek non xamul dama jël exemple bi xam nga sama kontaan dafa bari non boo gisee ma jël exemple bi su fekkee nit da ngeen a jëm ci élection bokku leen foo leen féete mu taxaw ci kanamu njabootam ne lii Talla Sylla moo ko fi def yaa ngi dégg mais loolu boo ma waxee li nga ni ku dëkk Cité Lamy dama koy xalaat ndax nag moom sama xarit la am na ku dëkk Cité Lamy daal nee na aussi ñoom ginnaaw yàlla nag Talla Sylla moo tax ñu am waaw Cité Lamy am nañu ñaar ak fan
benn bi mooy bi jóge hôpital régional dem Kër Daago. xam nga loolu dafa traversé Cité Lamy. mu am benn boo xam ne moom moo jëm ba école Modou Kane. tali yooyu comme yeneen jamono bii état bi bindee xamal ñu ne jagleel nañu 16 kilomètres 5 ci tali pour ñun ñu seet fan lañ koy def man maa leen tànn. amul benn nit bu la mën a wax muy politicien muy keneen ku la mën a wax fii ci dëkk bi ne tali sàngam mooma tali bu fi jaar ci biir dëkk bi Thiès man maa wax nañ ko def fii ñépp xam nañu ne école Mamadou Diaw tuddoon Château d'eau Lazare boobu jëm mairie tali boobu ni mu meloon du woon tali ay xeer a fa nekkoon imaam ba fa dëkk bu daa mës a taw fajar daanu na fa ba njabootam di ko bëgg a tere sax pour mu dem juma jàkka ji ci yenn waxtu yi man fa laa jàngee collège ma gis ne loolu mësul changer ci laa jóg jàpp ne ci tali yi ñuy njëkk a defar loolu ca la bokk tey ci wàllu loo xamante ni mën na amal nit ñi njariñ mooy lëkkale Médina Fall ak Kër Issa xam nga tey tali boobu fa jaar sur le plan économique ak yépp dinañu gis ci kanam njariñ bi mais tey boo demee Jaxaw lañu nit ñu jooytu woon ba ci nu ñuy defee ba dem ci armeel ya loola démb la ñuy délégué de quartier bi di mujj di remercier encore une fois ci la ñu ko digoon loolu mu demee noonu alors du rek tey du waral grand standing nga dem ci gox yu bari tey ji ci biir Thiès te am na yoo xam ne naal nañ leen te tàmbaleegul kon lëkkaloo bi ak état bi ñun gis nañ njariñ bi te ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu doon maanaam bañal loolu non seulement ba ñu lëkkaloowul état defuñu fi dara bañ fi defee dara lu Thiès jariñoo dañoo lëkkaloo nag état bi kon man bu ma jógee bëggal dara waa Thiès ñu bañ ma lëkkaloo ak état bi damay lànk ndax je suis maire doo jóg di wax ci sa turu bopp wala ngay jiite sa xalaatu bopp ba ma nekkul maire ñëpp xam nañ ne lu ma bëgg a wax lay wax lu ma xalaat lay wax lu ma war a assumer ma assumer ko te li ma fi tëdd ci kaso fii doo gis homme politique bu nekk fii bu ko tëdd ci kaso ci waxu politique ci affaire politique laa wax waxuma ñu jàppale leneen mais bu ma demee ba ñu dénk ma kàddu dëkk bi bu boobaa amatuma sañ-sañ di seet leneen lu dul intérêt dëkk bi bu ñu liggéeyee plan de développement de la ville def Thiès métropole d'équilibre de l'échelle globale à l'échelle locale bañ koy def booba PNADT amagul woon muy programme muy plan national d'aménagement et de développement territorial tey jii ñëpp xam nañ bi mu amee ñëpp dañuy wax waxu métropole d'équilibre te ñun jiitu woon nañ leen ci parce que ala kulli al foofu lañ jëm Dakar presqu'île la d'accord Thiès moom moo koy permettre mu noyyi xam naa ne aussi li ñu dese ci réalisation bi lu toll ci ay 5 minutes la ñuy jël xam naa dañ koy commencer gaawal ndax ñëwaguñ aussi ñu ngi ci bilan Talla Sylla muy réalisation yi nga def te ñëwaguñ aussi ci programme bi nga indil waa Thiès fi ñu ñëwaat tamit beneen message ñëwaat na parce que nag émission bi bien vrai que entretien la mais dañ ciy partager ak ñi nga xam ne ñu ngi seeni salle de seetaan moo tax yenn saa yi ñuy xaw di sëgg ci téléphone bi ñu ngi gis aussi marché au poisson bi tamit xam naa dafa ñàkkul ni gars yi dafa mel ñi ngi topp programme monsieur le maire Talla Sylla ni am na aussi réalisation boo xam ni yéen a ngi ci pour fexe ba Thiès am marché au poisson. waaw xam nga li am mooy mënumaa tudd marché au poisson te sama xel demul ci ndem si yàlla si Abdou Diaw yàlla na ko yàlla yërëm bii rek dem naa këram seeti njabootam moom ci jamono yi nga xam ne maa ngi doog a nekk maire fekk ñépp di jooytu diggante 10e ak jaxaaw ñuy jooytu marché Sam bi fi mu nekkoon xet gi ak yépp ak problème mu santé yi mënoon a jur dama doxoon ay jéego ba ñu trouver fu ñu ko mën a def fa ñu ko mënoon a def bañ ko identifier ñu jàpp ne genn wàll gi nañ fa def marché provisoire geneen wàll gi ñu de commencé fa chantier bi ma joxe woon vraiment sommation pour ñooñu jóge marché Sam xam nga ñu jëlee leen fa
jamono boobu suñu diggante ak mareyeurs yi taroon na mais ca suba ga dama leen woolu ñu ñëw ñu waxtaan alors ki nga xam ne moo doon maire commune nord fexe ba convaincre leen ci nañu def tout ba dem fii wala dem fële waaye bañ a topp li ma leen di defloo après kooku dafa jóg tabax ay cantine ca place ba pare jaay ko nag ñeneen ñooñu retrouvé wu ci ay jafe-jafe mais dama leen fekk ca fa ñu ne di leen ca jàppale loola nag dama ci daan collaborer ak président Papa Gueye mais daan ci collaborer aussi ak ndem si yàlla si Abdou Diaw mais di ci collaborer aussi avec ñoom Habib Diène ñoom Pouy ak ñëpp tey jii yeggale nañu projet wu ànd ak ANAM agence nationale des affaires maritimes ak ministère de la pêche pour marché central au poisson ñu bëgg mu yegg ci fruits et légumes fële mu dend ak ISEP bi te loolu desul lu dul léegi pose première pierre xam nga bu fekkoon dañuy ñëw di def ay nekk ay politiciens rek kon waxtu bi fekk nañu def pose première pierre alors loola mi ngi fi mi ngi ci loo xamante ni mën nga ci teg bët ñëpp xam nañu ne loolu Thiès soxla na ko ndax position centrale bi mu occupé fañ ko nar a def nag dina jariñ waa Mboro jariñ waa Kayar jariñ waa Mbour. d'accord ba tey tamit ñu avancé waat am na tamit ku ni dafa mel ni aussi cimetière yi nekk ci diwaanu balaa bi yéen a ko liggéey. waaw xam nga tey jii suñu mbokku chrétiens yi dañu ñu yàgg a jooytu loolu loolu ñu doon jooytu nag ñu taxawu leen ci mais dafa amoon gàllankoor ci début bi mooy il fallait ñu yokk ba mat 4 hectares te pour ñu yokk ko il fallait ñu yokke ko ci ñi amoon tool foofu te ñoom ñu amoon projet wu lotissement boo xam ne lu jege fukki at mënuñu koo àggale te mairie bi ñoo leen doon laaj ci suuf yooyu lu ñu parewul woon pour jox leen ko ma waxtaan ak ñoom ne leen wax leen ma li ngeen bëgg ma jàppale leen ci parce que askan newul ne maire nee na le maire surga askan wi la bañ ma ko waxee ma jàpp ci li ñu waroon bind yépp urbanisme ak yooyu yépp ñu def ko ba mu sotti ngir ñu mën a yokk cimetière ba mu mat 4 hectares ñun ñu mën koo clôturer te def nañ ko bu ñu ko defee population yi fa nekkoon kontaan ci li ñu leen jàppale ñu yëkkati juróom-benni parcelle ne ma ñun ñoo bëgg nga nekk suñu dëkkandoo may la ku ma leen xanaa yéen gëmu leen li ma leen wax ne suuf duma ci am lu dul sama bàmmeel ñu insister ma ni leen day maire yi am na ay waylaago ay handicapé yu fa nekk léegi su ngeen bëggee ñu jël lii ñu may leen ko handicapé yooyu nekk maire yi lañ ko may seen terrain yooyu tamit ci feera bi gis nañ tamit ci nga diggee ci lu am solo nee nañ lu toll ci wàllu wutal ndaw yi liggéey 325 jeunes yoo xam ni yaa leen wutal xëy 365 365 voilà alors xam nga bu fekkee ne da nga toog mu am ay moyens yu manqué ci dëkk bi da ngay jariñoo sa xel loolaa waral ma dem seeti waa FERA muy Fonds d'entretien routier autonome xam Mamadou Faye mi ko jiite te nekkoon fii nag nekkaloon fi Ageroute ci dëkk bi xam dëkk bi bu baax ma seeti ko waxtaan ak moom ci la ñu signé ay convention du sax ab convention ay convention ba tali base bee sur 1 kilomètre 6 ci lañ ko defarewaat te tali boobu xam nga kenn mëntu foon jaar man maa signé ak ñoom convention ba defaraat tali boobu démb rek ñu foon ñu wëlbatiku gis ne dëkk bi ci wàllu cet c'est vrai UCG mu ngi fi di jàppale ville bi ci parce que ville bi moo yore compétence boobu di ñu liggéeyal mais loolu doyul il fallait ñu signer ak FERA pour que mbedd yi nekk ci tali yi nekk ci dëkk bi tey am suuf si di ko songu ñu mën a am ñu jël ñuy def désensablement mais non seulement ñi ngi def désensablement mais chaque fois que dëkk bi gàmmu am wala yu ni mel te ñu soxla yebal ay nit ñu dem taxawu ñooñu dañu koy def alors loolu nag lu ñu rafetlu la ñi ngi jeexaloon nii contrat wu bu mujj bi ba defaraat yu bees yoo xamante ni dina permettre liggéey boobu ñuy def ak FERA mu wéy. tamit ci wàll ci aussi ci weeru koor ci nawet bi jàll tamit inondation yi xawoon na jafe est-ce que am na loo ci liggéey. waaw xam nga inondation yi moom yaakaar naa ni amélioration nag li ci am ci dëkk bi bëri na. donte des na ndax
liggéey nañu ci lu war a toll ak ñetti at ak waa ville Zolingen bi nekk Allemagne dem kari ndox mi ci li wër Thiès ndax il faut nga comprendre ne Thiès cuvette la dafa xóot li ko wër di plateau Kisane boo jógee tey ne yaa ngi dem Sindia wala Alub Kaañ wala Morolan foofa la ndox mi di jógee di wàcc ci biir dëkk bi bu njëkk ñun ba ñuy gën a nekk ndaw dafa amoon ay déeg danaa dégg déegu Koundaan déegu Deux Poteaux ak yooyu mais yooyu yëpp amatul ngir lan ngir gars yi ñi nga xamante ni suuf la ñuy dundee catégorie jatare gi c'est-à-dire lu fi amoon suuf gars yi. mais kii c'est-à-dire monsieur le maire li ma jaaxal yow sa débat foo waxee tuuti rek foo jaaree. sànni xëy na non dinaa ko tudd nag ngir dinaa la wax lu tax mais dama lay wax ni comme fu am suuf gars yi jaay ko. ñu tabax fa te ndox daf fa doon jaar. mais ndox bu mënatul jaar foofu day wut feneen fu mu dem. léegi dégg yooyu nga xam ne amoon nañu côté écosystème dañu amoon njariñ dégg yooyu. ba ñu amatulee dëkk bi moom la moo ñëw nekk déeg parce que ndox yi fi la ñuy converger jëm fii loolaa waral liggéey boobu li ci ëpp ci li ñu doon def ñi ngi ko doon defee ci li wër Thiès donc doo ko teg bët lu dul ña fa nekkoon ñoo ko doon teg bët def ay cordon pierreux def ay ouvrage creusé di téq ndox mi maanaam tey su ndox mi waree dévaler benn pente ci 15 secondes mais dañuy fexe ba tegal ko ay obstacle yoo xam ne dina toll ci 30 secondes pour ndox mi mu am lu infiltré wu bu ko defee loolu di infiltré wu wàññi liy ñëw tey boo ñëwee Jules Sagna mu am Dalo mais Dalo boobu nga xam ne ba mu amee yàgg na muy jaar ci suufu raay dafa am quantité ndox mu fa daan ñëw ak vitesse bu mu daan ñëwee tey su ñu demee ba liy ñëw ci dëkk bi ci ndox gën a bëri maanaam mënatu ko contenir quantité bi ëpp vitesse bi ëpp lii xew mooy day dem def mu am reflux mu ñëwaat diggante boobu muy taxawandi ci place boobu nga xam ne mooy fi gën a point bi gën a baax mooy li nit ñi di tuddee fii ci Thiès inondation ndax 2014 bi mooy doog a ñëw bu masee taw oto du jaar foofu alors loolaa waral ñu kar ndox mi ba wàññi liy ñëw mais ànd nañu ak état bi toujours ñu def plan Orsec suñu ay techniciens wu ville de Thiès lëkkaloo ak waa ONAS ak ñeneen ñu xalaat gis lan moo doon indi jafe-jafe yi ñu dem defaraat ba nga xam ne tey jii Jules Sagna du inondé tey jii rue Docteur Guillé mooy fi doon jaar buntu kër fa Boubacar Sall yàlla na yàlla yokk yërmande ci moom tey jii bu inondation amatul foofu tey jii boo jógee dem fi ñu doon tuddee terrain Cosmos ci diggante kër sëñ Ablaye Yakhine ak Cité Senghor bu njëkk mais bu ma see taw xam ngeen ni muy demee ak ñaata weer lay durer mais tey jii xale yi ci boppam ñoo lay wax ni bu tawee ci suba ñu fubal ñoom ci ngoon ci terrain bi loolu mini station de pompage bi ñu fa def moo ko waral ñu am même yéene bi nag pour def ci miiru camp bi luy war a mën a dimbale nit ñi ndax nag il faut nga xam ne sooy def il faut nga xam fooy évacuer ndox bi loolu ñiy gëstu ci loolu ñi ngi ci loolu aussi Mbambara c'est la même chose man Mbambara laa yaroo donc xam naa bu baax Mbambara tey jii boo demee booru kër Thierno Makhtar Tall nga xam maa ngi moom ñoo duggandoo école su ma fa bëggee dem ci benn jamono bi day jafe donc xam naa bu baax que am na lu ñu war foofa donc loolu ñu war foofa nag ak techniciens yi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc jëm ci loolu ñi ngi tegi pexe ngir côté yooyu ñu sonal ci wàllu inondation ba ci ay sampaateeg feneen ñu mën leen a saafara parce que sampaate tamit am na dalu. d'accord muy lu am solo xam naa ne bu ñu bëggee dugg ci réalisation monsieur le maire Talla Sylla ci ay plateau donc. duñ ko non bu ñu liggéeyul woon kay pare nañ bu yàgg. c'est ça mu ngi ne woon aussi. ñu dëgg si la. bu ñu liggéeyul woon nag pare nañ ci bilan bu yàgg loolu lépp aussi ville bi def ko mais léegi daal di ñëw nag ci campagne bi ku ne gis na ni bu fekkee. suma réalisateur Lamine mi nekk ci régie bi ñu gis aussi monsieur le maire Talla Sylla ñi mu débuté aussi campagne am daa koy tàmbali ci journée boo xamante ni keroog Thiès TV ma nga fa woon dajale aussi imam ak sëriñi daara yépp ñu am fa aussi ay kàddu yu am solo Lamine bu fekkee rek image yi dab na ma ci émission bi rek ñu ànd ci nag ci démarrage campagne yu monsieur le maire Talla Sylla ñu gis engagement waa Thiès bépp bi ñu am mais nag ci campagne ba lañ ciy dugg monsieur le maire dafa am tamit benn seetlu bu ñu seetlu dañu gis aussi sa débat yëpp sa communication toujours dafa mel ni da nga am
sa diggante ak Yankoba monsieur le ministre lu ci xaw a nekk parce que nag ci début dégg nañ la yu ci bare bare ba tout récemment nag bëgg nañ parenthèse boobu ndax ku ne xam na ne aussi maalaw door bi am fi ci diwaanu Thiès am nga fa yenn responsabilité et surtout aussi yow la yàlla dogal nga jiite ci maire bi dafa mel ni am nañ autorisation bu jaarul ci yow ba nga defoon ci benn point de presse. waaw xam nga yéen ñëpp xam ngeen ni damaa dégg seen bu njegéen mais ànd ak Jatara tey doon wax ne Jatara moo sàcc suufu Thiès jaay ko ma dégg Maodo Malick Mbaye sama xarit wax la même chose ma dégg Dénéba Sall wax la même chose ci ñoo xam ne ñoom ñoo àndoon ak moom di liggéey man bi ma ñëwee fekk fi coow loolu ba dossier nekk ci yoon ma dégg Ibrahima Ba ci boppam te vidéo yi ñu ngi fi wax lim naka la Jatara jëlee suufu Thiès lii dem ci soxnaam lii dem ci mbokkam bi lii dem ci xaritam bi lii dem ci kële mu ci diggante mag bi ak fu nekk loolu su amee ñu ñëw ma def fi juróom-ñaari at te loolu amu fi kon doxalin yi moo wuute beneen bi dama ñëw ne la ñoom dañ ñu fi bàyyil ay bor te bor yooyu ñu fi bàyyil yemu ci dañu ñëw 2016 waa UCG bii toog nañu ñaari at yu ñu fi newul jamono boobu ma am obligation ñëw xool matériel roulant bi nekkoon biir voirie yi ma gis ci ñaari benn tasseuse ma dem defaraat leen ngir ñu mën a jublu ci liggéeyu mbalit bi donte doyul en plein conseil en présence de la presse ngeen ne fa Dénéba Sall jël parole ne ma monsieur le maire du ñaari camion moo fi nekkoon 8 la woon Jatara mi moo jaay juróom-benn yi ferraille devant tout le monde moom mi ngi toog kon te weddiwul diwoo ñu ko joxoon la fa wax kon lu mel noonu su amee ñu toog liggéey ba mu des lu dul war a demaat ci Ceesuwaay yi koo ko jóg ne jox leen ma. mais dafay jaadu nag monsieur le maire nag mais foofu lu ñu jaaxal mooy. comme yow da nga yàgg ak président Macky Sall. ànd ak moom gëm projet. tey Macky Sall bu ñu juumul benn bokk yaakaar moom moo ni na Yankoba jiitu. waaw xam nga lu tax question boobu concerné wu ma. ndax man xaaruma président de la république pour mu def ma candidat. yéen ñëpp xam ngeen ni le 22 mai 2021 laa woote audience publique mu doon 14e édition. ma déglu nit ñi bi ma leen dégloo ba pare ci laa leen wax ne fas naa yéene nangu loolu ñu sàkkoon ci man ma doon candidat. ba ma ci jógee dama ni wutuma ku ci d'accord ku ciy jàppalaay set. te loolu président de la république xam na ko ndax bi ma koy wax eggaguñu woon ci jamono bu waa Bennoo di dajee di tànn candidat j'ai dit je n'ai pas besoin de l'accord du président de la république. Il me suffit d'être en accord avec ma conscience. lenn moo ma autorisé man à être candidat c'est liggéey bi ma defal waa Thiès te ma déglu ñu bëri ci waa Thiès ñu d'accord ne jaadu na ma demaat ci seen kanam présenté wu keneen ku bëgg a présenté wu ñoom ñu tànn. Lamine bu fekkee loolu leer na. Lamine bu fekkee éléments yi sotti na ñu dem daal di xool donc ouverture campagne monsieur le maire Talla Sylla ak kàddu yi fa jóg ci yenn kilifa yi. ko mën a ñaanee mën naa nangu de waaye jaare ko ci téeréem bii moo ci gën a gaaw jaare ko ci daaraam yii jaare ko ci sëriñu daara yeeg ndongo yi moo gën a gaaw moo tax mu dajale ñépp ni nañu ñëw ñaan waaye li ci gën a yéeme nag comme li yonent bi daan wax ne faalul hasan yéen ñi jàng xam ngeen nee na comme jàmm lay ñaan te moom lay wut te moom lay sàkku te moo ko teree nelaw nee na nañu ñëw daje ci jàmm gën ndax ñu ñaan jàmm ndax yàlla defal ñu jàmm est-ce que dégg ngeen wax ji nañu ñëw daje ci jàmm gën ñëw monsieur le maire gàcce galaamu monsieur le maire jërëjëf mu ca man gàcce ga loolu daal insha allahu rabbi ñu bàyyi ko xel su ko defee ñu déglu Serigne Mohamed Lo di sëtu Serigne Mame Mbaye Lo ca ma di nuyu monsieur le maire sunu xarit sunu wëllëre nuyoo bi nag ne dafa ànd ak kilifaam muy Serigne Salihu Lo ci moom itam laa amee ndigalul jël kàddu yii ma yëkkati kàddu yi itam kàddu yi sant la ak kàddu yi seere
ndax lii nga xamante ni teew nañu fi muy bisub ñaan nee na monsieur le maire Talla Sylla jubloo ci ngir ubbeeku liggéey bii ñu jëm muy campagne bii ñu jëm di la 23 janvier lay taayal ko ci ay ñaan ci alxuraan mi nga xam ni lépp lu nu bëgg rek ci alxuraan la nekk am luñ ca waxtaane nee na mu xamal ko ni loole rek laa ci jublu woon nee na sëriñ si jàngale nee na ñoom lay waxal nee na nañu fàttaliku nee na 2019 nee na 2019 bi mu mettee nee na mu tàng jër nee na amul kenn ko tal kenn amul kenn ku faale kenn nee na amul kenn ku am maanaam ku faale benn sëriñ nee na gis Sénégal yëpp nee na seen gis-gis nee na ñoom ñëpp li nekkoon seen gis-gis mooy nañu jatan nañu takk ba mu dëgër sëriñ si nee na taalibe yi nañu leen delloo nee na amul kenn ku taxaw monsieur le maire mii kottu kenn moom rek moo taxaw ne monsieur le maire ne bu ñu yóbboo taalibe nee na moom kay ak taalibe bi ñooy ànd ba mu àgg waaye taalibe bu du dem moom rek nee na keroog waa Thiès bi ñu jógee taxaw ne daara ja nekkoon fayu dañ koy delloo keroog nee na ñu yóbbu ko ba centre ba nee na monsieur le maire keroog bi mu yëgee mbir mi ñu wax ko ci la jógee lépp lu mu amoon ci yitte ak soxla def koo bàyyi dem ca centre ba nee na bi mu yegsee ca centre ba nee na li mu njëkk a wax moom monsieur le maire Talla Sylla dafa nit xale yi bala muy wax dara moom monsieur le maire nañu wutal xale yi lu nu lekk nee na xale yi ñu wutal leen lu nu lekk nee monsieur le maire foofu la toog nee na ba 21h foofu la ko fekk nee na xale yi biñ leen dugalee ci biis nee na ta otoom bii la taal nee na duggul ci oto bi nee na ci biis bi la dugg nee wóorul ndax bu duggee ci otoom bi gars yi mën nañoo defee dem yóbbu xale yi. dañoo bind ci këyit yi ne tey la campagne ji tàmbali man ma ni ndegam maay meeru dëkk bi bisu tey may naa ko ñiy campagne ñëpp moo tax duma campagne tey yuuxal naa leen ba suba tey ji ñu dajeeg ñooñ daara jàng alxuraanul karim fii ci jàmm gën ndax nag jàmm gën ma toog fii ci wetu imaamu Daaru Salaam moom mii xam na ni ba may sanc bureau Senghor biñ ne woon ku ca dugg faatu ñoom ñii ñoo fa ñëw jullendoog man tàkkusaan imaamu Daaru Salaam yépp man leen bureau bi day tudde naa ko Daaru Salaam dañuy fas yéene gàttal suñuy kàddu dajeb tey jii ñii amoon yéene ànd koog mbooloo mi nu àndal di madame le maire Maymouna Dieng di madame le maire soxna Mame Diarra Bousso Fall di monsieur le maire Lamine Ngom di monsieur le maire Ousseynou Diouf di monsieur le maire Moustapha Diaw tamit nag di monsieur le maire Pape Amadou Sall jërëjëf يضرب الله الأمثال بحقيقة سليمان إن داود عليهم من نجنا ولا تهلكنا ما هلكنا يا رب الأرباب ويا مصبب الأسباب ولا منتقي رقابي ويا مرد موسى إلى أمه ويا مرد يعقوب بصره ويا مرد يوسف إلى أبيه الله موجود بغير موجد فإنه موجد كل موجد الله كامل مكمل سواه الكون كله له وما حواه نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوة أن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
solo nga ubbee sa campagne fii waaye li ci yéeme dafa mel ni tamit bis bi amaan na lu ci extraordinaire ku ne xam nañ tamit El Bachir mi nga xam ni moom moo nekk ci coalition jàmm gox yi keroog ngeen daje fa ba cérémonie boobu jeexee te li ci gën a nag yéeme mooy par générosité da nga njëkk a demandé terrain bu jàmm gën ba am accès pour def fa sa meeting bi nga xamee ne aussi fa la Bachir jëm nga bàyyi ko mu daal koy def Bachir aussi ni pour ville bi lay accompagner monsieur le maire Talla Sylla. waaw xam nga lu def lu baax rek moom rek a baax xam nga keroog maa ngi wax nit ñi ne yuuxal naa leen ndax problème bi du mbiru fukki fan ak juróom yooyu campagne ndax yàlla dogal na maa fi toogoon juróom-ñaari at nag di liggéey di dem ci nit ñi di dem ci barab yi nit ñi soxlawee bu sama mbokk tijaan yi jógee ma ànd ak ñoom Taysiir bu ma demee cathédrale ànd ak ñoom attaché à la croix pour moi il a pris mon péché et il m'a délivré su waxtu màggal jotee ma dox dem Touba ndax ñépp xam nañu mais man taalibe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul lu amul benn werante alors bu fekkee ne toog nañu sportif yi soxla ma taxaw am moyen ou bañ a am moyen ñi nekk ci culture bi bu ñu taxawee bu ñu soxlaa ma taxaw ndax festival Kaay Thiès nag maa ko fi créé ba ñeenti at fan yi mujj ci at mi depuis 2017 à part at mi nga xam ne 2020 pandémie bi daf ñu sonal loolu Thiès mooy rendez-vous kon nit ñi bu fekkee ne juróom-ñaari at yow lu ñu ne nga ne ceeg ñoom benn fan boobu mën na laa bañ a wàññi dara moo tax ma ni comme ñépp a ngi wootee di ñaan jàmm am dama am yaakaar ci alxuraanul karim ma sàkku ci ñooñ daara ñu toog ñaan foofu ci quartier jàmm gën ndax jàmm gën mais dama poser acte d'abord ngir ñun ñoo njëkk a laaj place boobu sans ñu yégante ñoom El Bachir bëggoon place boobu xëy na suñu diggante mënoon nañ faa nekk ndoota coow du jib mais comme c'est des manifestations sonorisées ñun on a préféré bàyyee leen ko dem feneen teewul ñun def nañu ñoom def nañu ba pare bi mu jeexee ñun ñu dem fekki leen sargali leen bi ñu demee sargali leen El Bachir ci générosité am ci mbaaxam mu yëkkati kàddu ci turu mbooloo mi bootu ci ginnaawam wax ne mi ngi woo ñi ànd ak moom pour ñu votel ma ville loolu gërëm naa ko ci gërëm ci mbooloom d'accord remercier ko te xam ne am na du ñàkk ñeneen ñoo xam ne am nañu même xalaat bi su dikkee rek wax lu ci nekk ak waxtoom bu accès ak jàmm mbir mi gën a yaatu nag léegi xam naa damay ñëw après ci 10 minutes programme yi balaa boobu tamit monsieur le maire gis nañ tamit mu déplacé wu waat dem kër maam Elhadj waaye tamit ba tey rek dañuy gis nag monsieur le maire daje yi sa campagne dafa xaw am stratégie gars yi ñi ngi naan monsieur le maire est-ce que amu ay galgal parce que nag bu ñu demee ba yenn candidats yi ñu yaakaaroon dañuy dëggal seen bopp jàkkaarloog askan bi dem bay commencé ñii di bàyyi seen pétale di jàppale monsieur le maire dafa mel ni aussi carte gi commencé na jeexi jaaxa ci yenn côté yi mais nag dafa mel ni daal Thiès tamit ñi ngi bàyyi xel bu baax seen programme gis nga image yaa ngi noonu donc ñu ngi koy wane ma ànd ci ak suma réalisateur gis nga jour bi nga xam ni monsieur le maire daje na ak Bachir bu fekkee Lamine mën nañ am kàddu yi El Bachir yëkkati woon ñu daa koy si tan daal di ñëwaat. Pour le début de campagne. En vérité, nous avons d'abord choisi le quartier Diamaguène. bu gañee ville ñu ànd ak moom mën a liggéey Thiès. dëgg la te jàpp nañ ni loolu. monsieur le maire mën na ko nekk. dëgg la Talla Sylla. donc tey jii loolu laa bëggoon rek témoignage bu gaaw pour mën a yeewi gan yi aussi ñu mën a continuer liggéey bi mais di wax ne ñun ñëpp ñoo bokk bëgg-bëgg. dëgg la bëgg-bëgg bi mooy lan mooy defar Thiès. wallaahi. loolu moo am solo. kese. te tey bëgg-bëgg boobu jàpp nañ ni pour ñu mën ko def. nekkul kese da ngay nekk politicien wala dara déedéet loolu. tey jii ñun comme ni ko sànq daan waxee ñun amuñu kenn kuy politique. jàmmi gox yi amul kenn kuy politique. déedéet.
ñun ñëpp ay association la ay groupement la ay mouvement la kese loolu dajaloo di wuti dara wallahi donc nag yaakaar naa ne tey loolu ñuy wut teg ko ci ay principe ak ay valeur mën nañ ko partager ak suñuy grand frère yoo xamante ne ñu ngi fi muy Talla que ça soit Latir ak ñeneen ak ñeneen yi nga xamante ne ñëpp xam naa leen ñu nekk autour de lui nekk des hommes de principe et de valeur dëgg la jàpp naa ne aussi lii nga xamante ni moom la monsieur le maire muy lu am solo ci Bachir waaye bu ñu jógee foofu Lamine dañuy xool extrait kër maam El Hadj bi fa monsieur le maire Talla Sylla demee ay ca xam nañ dinañ ciy ñëwaat léegi bu fekkee élément bi rek jàppandi na monsieur le maire Talla Sylla demoon na kër maam El Hadj muy nag fu min xam ko xalifa bi sëñ Pape Maniru Njegéen yàgg seeda ci yow kàddu yu am solo waaye tamit dafa am mel ni am na beneen leader politique boo fa dajeel. waaw en fait leader politique bi maa ngi dajeeg moom jaxaw muy suñu rakk Pape Doumbouya parce que ñun nag dañu am jàmm ak nit ñi seqoon nag ñoom démb El Bachir mii yàlla dogal na damaa seq ak njabootam tamit mu am ñeneen ñoo xam ne bokk nañu ci coalition bu mu nekk ñoo xam ne aussi seq na ak ñoom jàmm tey dafa am lu nit ñi war a bàyyi xel mooy élection yi ñu jëm élection locale yi raw gàddu la tey soo jëlee ville de Thiès bu fekkee ne nit ñi dajalewuñu voix yi jëmale ko fenn ci ville bi dañuy favoriser koo xam ne askan wi àndul ak moom ndax tey ñun ñi ñuy xëccool benn liste la muy liste waa réew mi benn non je l'appelle liste waa réew mi benn bokk xam nga yaakaar cour gi non xam nga tey il faut nga comprendre benn mbir élection yi ñu jëm dañu changer mode de scrutin bi léegi maire la ñuy fal directement donc nit ñi ci boppam dañuy focus ci turu ki ñuy fal donc boo déggee ma tudd Jatara lu ci cadre booboo tax Idrissa bu doon moo nekk foofu moom lay tudd loolu tax tudduma ko Jatara moo nekk tête de liste donc man la ak Jatara man xëccoowuma keneen ndax dama jàpp ne bu ñu demee ba fii ak cëppaandaw ja suñu borom mën na dogal nit ñi comprendre ne su Jatara day am 30% te 70% ànduñu ak moom suñu dajalewul loolu di ko tasaare di ko tasaare di ko tasaare ba tasaare ko ci fukki nit ak benn maanaam waa Thiès mën nañoo rejeter nit ba pare tasaaroo bi dooleel ko loolu moo indi waru vote utile du tee ñooñu ñépp kenn ku ci nekk am nga liste ci gox yi war faa mën a wane sa bopp te la ngay amee ci gox yi dina jàngale ni xëy na benn moment dangaa jàngat intérêt dëkk bi intérêt Thiès nga gis ne bu ma defee sacrifice ne nañ def vote utile dama ko def ngir bañ ñi nga xam ne du ñu intérêt dëkk bi ñu ñëw fii mais force bi nga xam ne am naa ko ci commune jàngale na ni suñu waree liggéey dëkk bi cër bi war na ma revenir ngir war nañ ma bàyyi xel ngir ma mën a joxe samay xalaat ndax loolu la électorat bi joxe d'accord xalaat yooyu ca lañ toll moo waral suñu dajee ak nit mu wax loolu ne nañu jàppale Talla Sylla ci ville bi tekkiwul ne nit ki dafa jaaxle dafay fekk nit ki dafa jàngat gis ne benn moment xalaat xel du jariñ lu dul xalaat te tey jii léeg-léeg nga dégg kenn ne tout sauf Jatara ma ne ko tout sauf Jatara c'est un slogan en faveur de Jatara parce que mooy foo voté baax na te comme raw gàddu la du foo voté baax na suñu dajalewul voix yi contre moom dañ koy dooleel donc loolu laa bëgg nga comprendre ne moom xëy na moo lal ñenn ñi nga xam ne ñi ngi jël kàddu ñenn ñi certes amuñu liste ville mais du ñàkk ëllëg mën na am ku amoon liste ville ba pare jàngat situation bi gis ne maintenir liste commune am dafa gën ndax du ñàkk am na ñenn ñoo xam ne
ba ñuy pousser ñenn ñi ñu am liste ville lañ ca jublu woon précisément mooy tasaare voix yi nga xam ne. d'accord moom moo war a mën a d'accord xam naa ne aussi programme bi du fi xaj ci yenn temps yu bari mais tey bëgg nañ xam monsieur le maire Talla Sylla coalition waa Thiès ban programme dañ teg pour continuer liggéey bi. waaw xam nga ñun dañoo yoroon dëkk bi. di wéyal te wax naa la ni dañoo liggéey plan de développement de la ville. kon plan de développement de la ville boobu di continuer di ko jëfe ci lañ toll. xam nga dégg nga léegi ñu wax la ni war nañoo jëfee rapidement am marché central au poisson. wax nañ la ni ci wàllu inondation yi nga xam ne daf doon sonal dëkk bi ginnaaw li ñu jot a def ba pare am na gox yoo xam ne am nañu xalaatu jëfe loo xam dina tax inondation yi dootul am foofu muy Mbambara bi. di Sampaate aussi voilà di envoyé message léegi ne ñoom seen carte bi amul lumière. non waxuma la sax loolu xam nga Daaru Salaam tey lampadaires solaires yi bëriwuloon fu mu fa mën a dugg. ndax lampadaires solaires yi dafa am massifu 1 tonne 500. même fii aussi c'est de Senghor. maa ngi ñëw daal dafa am massifu 1 tonne 500. boo xam ne moom la ñuy samp doo nga mën a am lampadaires solaires yi alors léegi nag am na quartier yoo xam ne camion boobu di samp loolu mënu faa dugg mais ñi ngi ci ay jéego ngir mën a indi yeneen xeetu lampadaires yoo xam ne quartier yu mel ne Kër Maam El Hadj quartier yu mel ne Daaru Salaam ak yenn gox yi nga xam ne Kër Sëñ Ablaye Yaqin ak yenn gox yi nga xam ne comme Cité Ñax nga xam ne camions yi mënul dugg foofu yooyu dina fa mën a am yeneen xeeti lampadaires yoo xam ne dina mën permettre vraiment que nit ñi am éclairage 1000 lampadaires solaires yooyu war a ñëw dinañu fexe mu ëpp ko puisque président léegi commandé na 100 000 lampadaires ñu fexe mu ëpp ko ngir Thiès gën a mën a équiper ci wàllu woowu beneen bi ci topp mooy tàmbalee woon nañ ko ci Daaru Salaam ànd ak entreprise bi ñuy wax Salimto ngir xool adduction d'eau ak branchements sociaux quartier ñaar fukki quartier ak ñaar yu ne ci Thiès yoo xam ne dañu amoon problème mu ndox léegi ci cadre PACASEN trouvé nañu financement yi ci war ngir fexe ba quartier yooyu amul woon ndox mu sell ñu mën ko am loolu lenn la rek ci li nga xam ne ñun ñu ngi koy def beneen bi mooy am nañu xam ngeen ni xale yi bu ñuy traverser yenn tali yu mag yi di dem jàngi dafay nekk problème ville de Thiès dañu am benn kuréel bu ñu taxawal boo xamante ni mooy toppatoo wàllu citoyenneté ku ñuy wax Oumou Diouf moo ko jiite boobaak léegi am na tali yoo xam ne ñoom ñooy dem di jéggil nit ñi tali bi mais loolu dafa am équipement yu boo xam ne dañ koy soxla te jàpp nañ ni ak yu xereñ yi ñu teg ci li ci suñu kanam ñooñu dinañ gën a mën a def liggéey boobu pour gën a mën a sécuriser xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir dëkk bi. ZAC bi ci boppam waa urbanisme ministère de l'urbanisme dañu confier benn liggéey depuis bientôt 2 ans pour ZAC bi ñu mën ko vraiment valoriser ba mu mën a jariñ ndax posture bi mu nekk ñëpp xam nañ ne lu war a mën a aider dëkk bi ci mu développé wu la. ndax avec l'aéroport avec les autoroutes avec xatu Dakar tey ñëpp xam nañ ñu bëri dañuy préférer ñëw dëkk Thiès. pour di dem di liggéeyi ci gox yooyu. d'accord loola ñun dañ koy waajal. plan de développement bi war nañu am très rapidement benn grand théâtre ci biir dëkk bi war nañu am ñetti centres commerciaux yu mag yoo xam ne trouvé nañu ñi nga xam ne ñooy war a doon partenaire ville bi pour mu am parce que su fekkee ay nit dañuy wàcc Thiès war fi mën a trouver seeni soxla daf leen di jaral ñu bañ a def plus de 50 kilomètres pour dem Dakar wala plus de 39 kilomètres pour dem Mbour te bu boobaa loola suñ ko taxawalee mooy ay yenn yi nekk ay centres commerciaux yenn yi nekk ay réceptifs dina mën permettre véritablement que loolu ñu bëgg mu mën a am ba koom-koomu dëkk bi mën a jógaat. donc plan de développement de la ville bi nga xam ne moom la ñu tëggoon ba présenter ko en présence donc du premier ministre Boun Abdallah Dionne le 5 mai 2018 moom la ñu nekk di ko dérouler lii état bi jàppale ñu ci ñu def ko. lii fondation Sonatel jàppale ñu def ko. lii ville de Thiès ci boppam defal ko boppam. lii ñu amoon yaakaar ci suñu ay connexion ak suñu partenaires yi nekk bitim réew. mais xam ngeen ne mbas mi dugg diggante 2020 ak léegi. dafa wàññi dem yi ak dikk yi ak daje yi nga xamante ne dafay am en présentiel. ba tax na am na lu mu ralentiroon ci loolu mais ñi ngi am yaakaar Omicron bi mën noo abal delta bi abal ñu. corona yépp abal ñu
ba ñu mën a waat concentré wu ci liggéey boo xam ne askan wi yëpp kon dañ daal ci gis monsieur seen le bopp. maire bu ñu la déggee nañu xam ne daal Thiès incha allah li ngeen tàmbale ci projet bu ñu leen dénkaane bu ñu leen joxaatee maire yi di ngeen ko continuer. waaw mais nag dañ koy wéyal ci dañ koy anam yu gën a yomb. ndax bu fekkee ne tey ñi nga xam ne ñooy yore communes yi yàlla dogal na diggante yi ratax lool. mais dina gën a mën a yombal tamit li nga xam ne noonu la ñuy gérer. parce que nag monsieur le maire foofu yaa ko wax Thiès waaye tamit dañu soxla aussi maire ville bi am aussi benn link ak maire commune yi bu fa sax ba tey bu séparation amee kii nekk ci côté bi doxal kii gi doxal fële su boobaa aussi lañ ca bëgg mën nañ ko bañ a am. waaw surtout que loi bi dafa imposer loolu entente boobu. xam nga ville ci boppam mutualisation la. ville dafay représenter li nga xam ne mooy jóge ci communes yi xam nga tey jii bu maire ville defee dara fu mu ko defee rek ci ab commune la ko def. kon njariñu commune ba la. ñu def ci loi bi ne commune bu nekk dafay contribuer ci budget ville loolu déjà obligé ne nit ñi ñu ànd. c'est vrai que fii ci Thiès juróom-ñaari at yi ñu génn amagul benn commune bu contribuer gun pour 1 franc au budget de la ville. te su fekkoon ne 10 millions rek lañ ñu ameel par année cette année yi dafay nekk 70 millions par commune mu nekk 210 millions. alors kon loolu su amee jaadu na ñu fexe mu gën a ratax. maanaam entre institution. ville bi ak communes yi diggante bi gën a ratax te loolu moo waral ñu taxawal aussi équipe taxawal coalition. pour permettre vraiment que Thiès mën a amaat chance ci wàllu woowu. aussi fi ñuy jeexale monsieur le maire waa Mbourkat tamit ñu ngi yónnee message ni tamit est-ce que yaa ngi leen di bàyyi xel ci programme bi parce que zone boobu même ñi nga xam ne seen kër yi kenn laalu ko dañu am problème lu jëm ci courant ak ndox ak tamit est-ce que solution yi dafa ci mais Mbourkat moom ñoom xam nañ ni ñun ñoo leen bàyyi xel nag. ndax defe naa ne ba ñu nekkee ci njàqare ñun ñii ñoo taxaw. ndax loolu mooy suñu wàll tamit. mooy fépp fu waa Thiès jaaxle seen maire nekk seen wet taxawu leen. mais pour ma ci président de la république jàppalewul woon tamit xëy na safara boobu fayoon ko du yomb. alors bi loolu amee ma yëg ko dox ci li ma ci war a dox mais ñu wax ci aussi ak ñi nga xam ne ñoo yilif wàll DSCOS ak yooyu yëpp ba lépp ñu déggoo ci. ci lañ dikk ba lépp dal. président am liggéey bu mu santaane woon parce que dafa ne woon dina régulariser ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon ci diggante bi am ñu ci yokku yoo xam ne bokkul woon ak ñamu digoon. waaye fexe nañu ba def benn liggéey boo xam ne ànd kook administration territoriale recenser nit ñi jébbal ko bi ñu ko jébbalee liggéey bi mu des moom xaatim bu mu war a xaatim benn décret portant déclassement de la forêt. alors buy déggee déclassement nag forêt bi du déforestation parce que foofu dootul forêt. dafa fekk techniquement noonu rek la mën a tudd déclassement. alors su fekkee déclassé nañ foofu dina permettre nouvelle ville bi ñu bëgg a tabax ñu mën ko fa tabax université bu bees stade bu bees li grand théâtre ay réceptif ay hôtel yu bees ay centres commerciaux yu mag ak police ak lépp lu jëm ci sécurité ak aire de stationnement de gros porteurs ñépp xam nañ ni camions yi ci dëkk bi fu ne la ñuy gaare donc dafa jaadu ñu am aire de stationnement de gros porteurs ni ngi ci plan bi alors aire de stationnement boobu forcément dina am fu nit mën a fanaan dina am fu nit mën a xéwloo dina mën a am kon fu nit mën a jënde lu mu soxla kon loolu lépp luy dundal koom-koom bi lay doon alors kon nga xam ne loolu di ñëw ci Mbourkat ak li ko wër day doon loo xamante ni luy wone fa Thiès jëm ëllëg la ndax nag fa la autoroute jógee jëm Dakar fa la autoroute jóge jëm Mbour waaye fa la autoroute jóge jëm Touba Ila Touba boobu ñuy wax autoroute Thiès Touba la muy min Thiès Ila Touba. monsieur le maire jërëjëf ñu amoon mbégte ak contentement dalal la ci entretien bu yaatu bi di la bàyyi nga tàggoo ak suñu mbokku téléspectateurs yi. waaw coalition bii ñu taxawal mu tudd waa Thiès ma jiite liste ville bi man ak soxna Maymouna Dieng ànd ko ak fukki parti ak juróom-ñett ànd ak Souleymane Ndiaye Brin ci ni ñu tabaxee waa Thiès tey jii dañu am soxna Maam Diarra Bousso Fall ak ki nga xamante ni mooy Lamine Ngom ñoom ñu nekk est bi Maam Diarra Bousso Fall LD la bokk Lamine Ngom bokk APR boo demee nord ba léegi Pape Amadou Sall nekk PS Issa Gueye mi mu àndoon ak
feu Mamadou Dieng yàlla na ko yàlla yërëm ñëpp xamoon yéeneem ci Thiès ak taxawaayam ci wàllu social ñu bëgg a mottali yéene yooyu nga wëlbatiku dem feeti Ouest El Hadj Ousseynou Diouf bokk APR mais Moustapha Diaw mi nga xam ne moo yor nekk tête de liste proportionnelle bokk PS loolu mooy bennoo alors ñun ñoo nekk ensemble tudd waa Thiès yéene waa Thiès jàmm di wax ne ñi ngi jëm le 23 janvier incha allah ñu bëgg ñu àgg ci ak jàmm ñi ñu àndal ñëpp ñi ngi leen woo ci dal bu kenn yàq bu kenn tooñ ku la bëgg a tooñ sax xajal ko mbedd mi mu jàll du tee nga doon ki nga doon te xam ne yàlla mooy tànn te dafa tànn ba noppi fësal bi moo des ñun ñi miin di inauguré liggéey di inauguré saa yooyu inauguré day na am benn plaque ñu bind ca dara muur ko mu am benn moment ñu war koo muuri yàlla bind na ba noppi muuri gi rek moo des kon maanaam nit xuloo werante def lu dul noonu du tee la ñu bind ca tableau ba moom lañ ca bind kon ñu jàpp bàyyi xel ne le 24 janvier incha allah day am ndax nag bu 24 janvier dul am lan la nit di doyee ñu fal le 23 donc comme dañu am yaakaar ne le 23 janvier dina am ak la ca topp nañ ko rafetal ba buñ ci génnee ak jàmm nit ñi mën a dajawaat ci grand place yi mën a dajawaat ci marché yi mën a dajawaat ci jumaa yi ci bërëbu julli yépp église yeeg fu mu mën ci doon stade yeeg lépp te xam ne ñun ñoo bokk Thiès. Thiès googu ñu bokk nag mu war a jouer rôle am ci biir Sénégal war a jouer rôle am ci biir àdduna bi moo waral waa Thiès di woote jàmm. jërëjëf ñu am mbégte lool kontaan dalal monsieur le maire Talla Sylla ñun tamit ñu lay remercier comme niñ koy defee ñi fi jaar ñëpp parce que tey Thiès gépp nag nangu nañ maire bi gën a disponible maire bi gën a jege askanam maire bi gën a bàyyi xel Thiès monsieur Talla Sylla sa bëgg Thiès ak cofeel Thiès nag kenn du ko werante ñëpp dañ ko bëgg di la ci encouragé bu baax parce que tamit tey lii nga def dafay am lu muy wane Thiès moo la ñor ndax ku ne xam na ni ñi ngi jëm ci élection te ku ne xam na ni candidat yi bari boo leen woowee tey ngir ñu présenter seen bilan duñ la nangu sax jox accord ba ñëw ci plateau bi mais malgré tout toujours da nga disponible te aussi man nag mën naa la remercier ci turu presse bi yépp parce que tey depuis nga nekk ci mairie bi ñëpp ñi nga xam ni ngi ci wàllu média mën nañ ni Thiès TV Prestige TV Thiès Média Carrefour Média Extra Thiès Info média bi nga xam ni moo nekk ci Thiès gi yépp ak li ko wër bépp activité boo am yaa ngi ci ànd ak moom en même temps li ci ëpp solo mooy bien vrai que bu fekkee convention amul sax à la mairie ak télévision yi soo amee événement ak manifestation lu bon lum néew seen as tuut mi ngi jóge ci yéen di dem ci télé locale yi loolu aussi ñoo ci remercier di la encourager di ñaan suñu borom rek yàlla def li gën ci réew mi ñun aussi encore une fois ñu ngi lay encourager sag nga pour Thiès di remercier bu baax a baax équipe technique bi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon Mouhamadou Lamine ci caméra bi ak aussi Mohamed Papa Gueye ci technique bi Mouhamadou Lamine Junior ci régie bi di ko massawu ndax fan yi liggéey campagne bi xaw na metti lool ci moom ndax reportage yëpp moom moo koy jàlle di ci ànd ak ñun maman Bour Géwal tamit mi ngi lay féliciter di la encourager moom mooy envoyer message donc ak ñeneen ñi tey émission bi monsieur le maire bu fekkoon li ma am sama téléphone yëpp dama ko jàllale te mën naa ni donc question dootul ñëw mais ñëpp aussi ay Baye Fall Thiès nga ciy dégg ñi aussi Talla mooy waa Thiès yooyu yëpp aussi des encouragements ñu lay ñaan rek suñu borom yàlla gën la taxaw yàggal la fi di remercier bu baax di leen jox rendez-vous incha allah ba suba ak jàmm ci beneen plateau. Le lotissement des quartiers périphériques, l'emploi et l'employabilité des jeunes, les infrastructures routières sont entre autres défis que notre prochain maire ou président du conseil départemental doit relever. Nañu xool bu baax